asalaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñëpp dama bëggoon rek dellu si waat encore si li nga xam ne moo tere nelaw ñu bëri temps yi muy li ñuy tuddee affaire Guédiawaye FC parce que fan yi ñu passé dafa am lu tubaab di wax ay enchaînement douteux mooy ay xew-xew yu bëri yu tegaloo yoo xam ne dafa tey xel depuis bi chambre de recours bi génnee décision am mun naa ne ñi yore football bi ak seeni àndandoo ñoom seen bopp nelawuñu pexe bu nekk ñu ngi koy ut pour bañ a ndogal boobu nga xam ne chambre recours bi jël na ko ñu sànni ko ci biir mbalit jël pôle bi tamit sànni ko ci biir géej gi mu dem loolu nag ni ma waxoon rek laay waxaat duñ ci tàyyi te duñ ci dellu ginnaaw bépp jéego bu ñu teg danañ teg ñetti jéego donc loolu moo taxat ma ñëwaat tey parce que waxoon naa leen li tubaab di wax autosaisine comité exécutif fédération bi mooy ñoom dañoo yeewu seen bopp daal ne ndogal bi neexu leen kon nañuy xool nu ñu koy yàqee beneen bi mu xaw ñu bett trop muy chambre bi nga xam ne moo njëkkoon jël ndogal daal ne association bi la jox dëgg ñu gis ne génn nañu def conférence de presse daal di génne li ñuy wax seen motivation décision bi nga xam ne man jot naa ko démb si guddi la ma ko fédération bi yónnee peut-être dama xawoon jàpp si guddi gi moo tax mënuma si woon wax te dama bëggoon xaar aussi parce que dégg naan dañu doon def conférence de presse ba ma xam lu ñu fa wax may soog a jël kàddu expliquer ma nit waaw gis naa ne tey yónnee nañ ma ay journal ak Stade ak Record en tout cas ñaar yooyu gis naa ne am na lu ñu si wax ma bëggoon dellu si waat rek benn par benn waaw pour Sénégalais yi xam ne lii xew nii doy na waar parce que ñun dañoo mus a respecté juridiction wu football bi moo tax ñu dem bind suñu bataaxal jox leen ko mais gis nañ ne taxawaay bi fiñ ko yaakaaroon du foofu mais dañuy continuer rek toujours di respecté nekk légaliste moom la ñu mus a wax dañuy nekk légaliste ba mu jeex parce que xam nañ ne li ñuy def lu mu yàgg-yàgg ndam li danañ xam fu muy féete donc autosaisine fédération bi duma si wax ndax nee nañ lundi dañuy def réunion li ñu gën a jaaxal mooy ñun jot nañu lettre boo xam ne wax nañu lan la ñu nar a réunir lundi mais am na ay membre comité exécutif yoo xam ne nee nañu woo nañ leen pour ñu ñëw réunion mais ñoom xamuñu lan mooy ordre du jour bi may wax lu leer la donc loolu duma si wax nañ leen bàyyi ba ñu def seen réunion ñu soog a wax si loolu ngeen may ma dellu siwaat si li nga décision bi nga xam ne jot nañ ko démb si guddi mu tudd motivation wu décision wu chambre nationale résolution des litiges mais motivation boobu bu ñu xoolee ñoom bi ñu jëlee seen dogal daal di ñuy teg ay daan c'était le 10 janvier mooy janvier bu mu amee fukki fan lañu jëloon décision yi mais li ñu jaaxal ñoom ñu xam seen règlement bu baax ñu xam ne article 31 seen règlement dafa ne bu ñu jëlee décision bu fekkee dafa am lu jàmp dañuy génne benn kayit bu ndaw rek daal ne lii lañ décidé moom lañ def le 10 loolu am na amuñ ci benn problème loolu lañ def mais article 31 moom dafa ne ñoom mënuñu passé ñaar fukki fan te génnewuñu motivation yi c'est-à-dire ñu jox lan moo tax ñu jël décision boobu su ngeen gisee bu baax chambre de recours bu muy décider dafa ne dafa xaar ñaar fukki fan laaji kayit joxuñu leen ko ñu jël seen matuwaay daal di décider ñu nit bind nañu chambre bi ñetti yoon man sama bopp woo naa sax benn membre chambre parce que bëgguma woon di woo président bi directement kenn mësuñu tontu kon décision bi ñu ko génnee démb ci 16 février ñaar fukki fan yi passé na ba mu teg ci fukki fan ak juróom-ñaar mbir mi doyul waar donc suñu doon xool comme fédération bi nee na ñoom décision bi dafa nul mais motivation yi mun nañ ne kon suñu doon def droit kese dañoo ne motivation bi kon nul na parce que passé na délai yi nga xam ne moom la ko yoon may donc loolu mooy première jalgati bi nga xam ne chambre bi def na ko ngeen xam ko bu baax règlement yaa ngi ci internet bi ku ko bëgg tamit mën na ñëw suñu bureau ñu won ko parce que li ñuy wax duñ ko inventé mukk dañuy xool ci ay texte toujours deuxième irrégularité bi chambre bi def mooy article 20 moom ci ay chartam dafa ne
dafa am benn partie bu mu tuddee audience d'instruction et de jugement virgule procès verbal boo demee ci article 20 boobu alinéa 2 dafa ne président bu fixé audience chambre bi fixé audience président bi dafay désigner benn personne boo xam ne moom mooy bind procès verbal maa ngi laaj président bi kan moo doon jël procès verbal bi ñu doon def suñuy séance ak ñoom kooku dañ ne président moo koy nommé bu ñu paree procès verbal boobu dañ koy signé président bi daf koy signé parti yi signé ko parti yi mooy ñan Guédiawaye association ak ñun maa ngi laaj président bi ani kan moo signé procès verbal ba nga xam ne si la ñuy waxee ne lii moo fa amoon que jàpp moom li ko yoon mayoon bàyyi na ko kon maa ngi xaar ba léegi ñu indil ma procès verbal te kooku ba àdduna du tukki amul kenn mën a génne boobu procès verbal leneen li si topp mooy article 21 mooy li ñuy wax moyen de preuve mooy soo wax dara dafa am foo koy teg CNRL dafa ne bu amee audience dafa am 5 moyens de preuve juróom façon yoo xam ne si ngay joxe say preuve dama siy jël si ñaar yi rek benn moom mooy ne da ngay woo parti yëpp ñu ñëw toog loolu moom macha allah def nañu beneen bi mun nañu déglu ay témoins waaw foofu gis nañu nag gis nañu ne témoin amu foon pourtant ñoom bi ñu waxee ñu dem toogi waxtaan laaj ñu ko de ñun ñoo bind association ne leen ne waxtaan bi dañoo bëgg mu am ay témoin ngeen tànn benn ñu tànn benn ñu d'accord si ba ñu indee témoins yi muy ñaari témoins yi ñu ràññee si biir Guédiawaye ñëpp xam nañ leen PV bi ñu ngi ko téye bi ñu paree si réunion boobu du Guédiawaye FC du jàpp wala association moo dem déposer PV bi fédération ñun ñoo wax ne na ko kooku président séance boobu dana ko mën a témoin ñun ñoo wax ne nañu bàyyi témoins yi ñu yóbbu ko comme ça muy leer ne du benn parti moo ko yóbbu kon lan moo tax chambre bi bu muy décider woowul témoins yi ne ko mais ñii liñ doon waxtaan fee lan ngeen si xam parce que waxtaan am na loo xam ne lépp duñ ko tënk si ay papier parce que bi ñuy waxtaanee ñoo génne PV bi amoon commencé nañ def ay benn PV boo xam ne détail boo xam ne biñ ko commencé génn c'est la association commencé di weddi waaye ñi fa nekkoon ñu nga fa ba léegi te ku leen woo journaliste yi mu ngeen leen woo ngeen laaj leen di fa xewoon dañ leen expliquer donc lan moo tax chambre bi jëlul témoin pour laaj parce que tey ñu accusé ne dañoo bàyyi ñun li nga xam ne moom la ñu yoon may bu ñu woon témoin def naa niñ dégg leneen damay laaj chambre bi aussi lan moo tax si beneen dossier bu ñu déposé woon depuis le mois de mai bay passé 2017 ñu commencé ko instruire lan moo tax dossier boobu ba léegi sottiwul lan moo taxit bi ñu njëkkee bind tey ñun chambre bi le 21 CNRL ñu bind leen le 21 dégguñu leen ba mu toog semaine lu passé ñu ñaaw si njort tuuti ñu ne nañu bind chambre de recours parce que bu ñu leen bindee xam naa ne du ñu décider mais nañ ñu wan yoon mais bi ñu bindee chambre de recours dañ ko bind chambre nationale ñu ngi ko bind le 21 chambre de recours ñu bind ko jàppatuma date bi waaye passé na le 21 mais chambre de recours moo ñu njëkk woo ñu toog le 6 décembre ñu toog ñu wax chambre de recours ne ñoom bi ñu génnee seen PV mënuñu jël ndogal mais ki war a jël ndogal d'abord moom mooy chambre nationale de résolution des litiges daal di wax lan moo tax ñoom ñoo war a jël ndogal ñoom seen bopp ñu ne bu chambre boobu jëlee ndogal ba pare ñoom dañuy juger en matière de discipline et de recours donc su ñooñu décider pare ñoom bu ñu leen laajee mën nañ décider PV boobu fédération daf ko jot léegi jot ko chambre nationale man sam bopp maa leen ko jox main à main le 21 décembre maa leen ko jox main à main association bi jot ko parce que bi ñu defee association nee na gisu woon loolu ñu jox leen ko donc ça veut dire que ne ñëpp d'accord nañ ne jugement bi chambre nationale moo koy def su paree bu amee lëj-lëj chambre d'appel moo koy def kon nag bu ñu kenn indil ay jafe-jafe di ñu wax leneen parce que tey bu fekkoon ne ndogal bi chambre de recours dafa confirmer association moo nekk ci dëgg kon fii yëpp du am coow dañuy dem taas jàpp suñu jàmm mais nag li ñu leen gañe moo leen naqari te dinañ ko xeex loolu ba dëgg dellu si waat
mais chambre bi nee na jàppoo dafa bàyyi li ko yoon wax waaw nañu jox ban kayit lañu wax ne jàppoo dafa bàyyi fan nañ ko bind parce que li ma xam si droit de boo amee sa droit nga am sa kër di ko maye defe naa da ngay dem notaire nga bind ne ko kii laa koy maye ak nii laa koy maye waaye rek ne waa ji waxoon ne moom moo ne bàyyiwul man de maay wax lenn man Jamil Faye man maa koy wax ñëpp leer ma ne ñëpp di ko dégg képp ku taxaw ne Jamil Faye moo taxaw ne laajul dara ah danaa ko porter plainte ak foo mënta toll ak noo mënta toll danaa la porter plainte si lu leer a leer parce que li ma wax maa ngi ko bind maa ngi yore samay note réunion man nag maay président club bi maay président jàppo sama kaddu la ñu war a téye te maa mujjee wax si réunion boobu waaw li may wax dafa leer nañ tuuti du ay caaxaan gis naa ne nag si conférence de presse bi nga xam ne li ma jot a lire si journal Stade tey nee nañu Jàppo n'existe pas dans le football sénégalais mooy Jàppo dafa football pendant 6 ans de façon illégale waaye Jàppo buy football ligue bi ak fédération ñoo koy jox licence kon Jàppo su illégalé kon ligue bi ak fédération dañu war a illégal ñoom ñëpp ñu génn léegi génn comme ni jàpp ni ñu bëgg génn Jàppo ñu àndandoo ñoom ñetti génn su boobaa ñu ne dañu mën illégal mais ligue bi si moom dafa illégal du man koy wax depuis des années président Senghor xam na ko xam na ne benn convention liyeetul ligue bi ak fédération bi nee nañ Jàppo n'est pas un club waaye Jàppo musul football match kan moo mos a gis Jàppo fu mu footballé Guédiawaye football club mooy football Guédiawaye football club dañ ko créé si base convention contrat bu ñu signé diggante Jàppo ak association bi te si ñoom gis nañu contrat bu baax parce que dañoo ne association dafa transférer tous les droits de propriété intellectuelle waaye ku la jëbal sa këyit jëbal la tur beeg lépp loo siy waxati lu ma jaaxal si décision wu CNRL bi dafa am loo xam ne vraiment daf ñu métti parce que ñoom bi ñu toogee di waxtaan déjà ñu génne contrat boo xam ne notaire moo ko signé original association bi génne photocopie ñoom seen bopp ñoo xool daal ne affaire yooyu buñ ko waxati benn contrat moo fi am mooy bii teg leen contrat bi fële ma gis nag seen décision ñu dellu soit naan ay association bi génne woon na beneen contrat mais association bi na génne contrat bi ñu signé woon dañ ko génne mbir mi nag mu ngi bëgg a jaaxal xam na jaaxalu nañ ba pare sax mais defe naa ne nag fu mu toll nii dafa toll ni ay niveau yoo xam ne vraiment xamatuñu lu muy niróol waaw beneen bi ñoom chambre bi ñuy toog ñi jàkkaarloo gis ngeen décision bu njëkk bi ñu ne protocole bi nañ ko teg de côté benn point la ñuy wax 4.8 dem na ngeen waxtaan ci 4.8 4.8 dafa ne contrat bi su fekkee ne Jàppo dafa bëgg a bàyyi parce que ñu ngi bind 4 fois naan Jàppo waxoon day bàyyi waxaat na day bàyyi loolu yëpp dugal ko ci bopp Sénégal dañoo ne contrat bi dafa ne su Jàppo bëggee bàyyi parce que dafa am ay jafe-jafe wala leneen d'accord su boobaa association bi day ñëw toog ak moom ñu xool kiy continuer te kiy continuer faw mu toog ak Jàppo ñoom du ñun ñoo ko ñoom ñoo ne article boobu mooy atte nit ñi waa tey lu si dugal Jàppo musul bokk si football beeg Jàppo dafa lii ak Jàppo dafa lee mbir mi daal doy na waar de te duñ ko bàyyee mu jàllee noonu waaw leneen li aussi mooy dama bëgg affaire yi leer leneen li mu leer bu baax si bopp nit ñi mooy que bi nga xam ne te décision TAS jël nañ ko daal di waddal décision wu bu njëkk bi encore chambre de recours Sénégal jëlee est-ce que dégg ngeen magistrat yooyu ñu génn def ay conférence de presse daal di woote à droite à gauche daal ne décision bu TAS bi baaxul ak lii mais dañoo nangu dogal bi loolu moom mooy être sportif lan moo tax nag ñii mënuñu nekk ay sportif nangu décision bi nit ñi avancé gis nga fi ñu toll nii mbir mi li ñuy wax en tubaab trop c'est trop lu ëpp tuuru ñun nag suñu dignité amul njëg te kenn du ko jaay te kenn du ñu jënd te kenn du ñu futti yaramu neen ay gor lañu te loolu la ñuy doxee bu mu jeex waaw si fan yi ñëw nag danañ wax yan matuwaay la ñuy jël pour taxaw pour xeex parce que du ñu nangu décision wu chambre nationale de litige parce que décision bi dafa passé délai bi nga xam ne moom lañ ko mayoon d'accord
duñu nangu tamit décision fédération boo xam ne amul droit di ko jël donc ñëpp nañ taxaw tey takk suñu géeño bu baax xeex li injustice bi nga xam ne moom moo fi commencé nekk si football bi persa nekk si football bi persa nekk si